salaamaaleykum mbokku internet yi Kër Diegui TV safo yi ak soppe yi comme j'ai l'habitude de dire macha allah ñi nga amaan mbégte ak contentement bu bare di jàkkaarloo waat ak yéen macha allah di ñëw ak yéen rek ci produit yi nga xam ne macha allah dafa ñëw à son heure ndax li ci nekk mooy produit bio yi xam ngeen ne tey wax dëgg yàlla lu dul loolu rek loolu moo ñu ko gënal ndax toll nañu foo xam ne bio bi dafa am trop importance ci nit ñi ndax jàngoro yu bari nañu wax dëgg yàlla problème yi ci yaramu nit ñi dafa bari surtout jigéen ñi dinañu jànkonteel ay problème yu bare ci seen yaram ndax ni nga xam ne noonu la leen yàlla bindee comme nag ñun dañuy jiiñ ne ñun ñooy seen docteur macha allah loolu day tax ñu nit ñu war a am tànk bu ñu taxawee waruñu leen seetaan benn yoon ñu ciy wéet moo tax problème buñ la posé une fois deux fois rek da ngay am intention wu taxawee ci noo xam ne da nga ciy am solution bu baax a baax ndax loolu it vraiment am na ci solo bu baax a baax ba tax na tey damay ñëw ak yéen ci produit bio yu bees yi nga xam ne Kër Diegui daf ko créé gannaaw gëstu ànd ci ak ñu ko ci gunge ñu xerañ ci lool macha allah ñu ñeme ko yi tamit ci kattanu yàlla ak mbaaxam donc voilà li nga xam ne moo gën a sonal jigéen ñi tey ku ci dugg ci néegu sëy balaa nga ci def 3 mois 4 mois yaa ngi commencé di stressé di xalaat nu may def ba ëmb ndax nañ waxante dëgg ku dugg ci sëy rek yaa ngi bëgg a nekk en état bëgg xaar doom ñuy ñaanal yëpp yàlla na leen ko yàlla may leen gudd fan guñ ko gungee ba gis njëriñam ba lekk njëriñam macha allah ba tax na tey dañu gëstu carrément jëmale ko ci loolu pratiquement ñu ñëw tey ci infusion fertilisant 100% bio yi nga xam ne dañ ko liggéey tey yéen a ngi koy gis dañ ci mélanger mun nañ bañ a wax composant yëpp mais base yi quand même dinañ leen ko wax pour ngeen xam nun ci nan la ñuy liggéeyee macha allah infusion bi dafa am 4 côtés voilà dafa am jeka vert def jeka rouge def ceeb def aldanki bi nag bari na ay façon aldanki bi am na écorce am na feuille am na élément yu bari yoo xam ne ci aldanki bi moom it day def plusieurs choses macha allah ak nag yeneen produits yu ñu ko booleel yoo xam ne c'est toujours fertilisant comme le fenugrec ak yeneen parce que y a tellement d'ingrédients yoo xam ne yu ñu mesurer tamit ba nga xam ne liñ ci bëgg leer la ñu ne ci kàttanu yàlla dinañ ko ci am ndax on commence à avoir des retours bi ñu ko créer ak léegi li tax mu gën ma neexi tamit mooy conception bi macha allah parce que tey dañ ko defar sous forme d'infusion lañ ko def bii c'est le grand sachet bii mooy sachet bi nga xam ne mun nga ko infuser ci ndox boo xam ne mun nga ko utiliser pour une semaine am na ñeneen sachet infusion yu ndaw yoo xam ne yu tuuti la yooyu boo ko jëlee infusion par jour la mën nga ko def ci ndox bu tàng naan ba pare nga def ci ndox denc ko sa frigo ba ngoon boo ñëwee nga tàngalaat ko nga naan te ba tey même boo ko jëlee utiliser ko matin et soir dans la journée ci sachet boobu may wax du tax mu sàlli ñu ci gën a bari dañ leen di waxaat suñ paree ci loolu nañ ko baxal quelque part utiliser ko ci seen purgeoir def ko bain vaginal macha allah li ñuy waxi tamit dafa am fu leer fu ñu ko teg donc dañuy kontaan bu ñu leen koy jox parce que problème yi day bëgg a am solution ci lu baree bari ndax produit bi li muy def mooy dina dindi kyste yi ñi nga xam ne dañu am problème mu kyste boo xam ne yeggul tey fu ñu naan la dañ koo war a opérer parce que nag suñu waxantee dëgg am nañu retour yu bari ci ñi nga xam ne dañu def sax opération kyste te balaa am 6 mois ñu gisaat les mêmes symptômes suñ demee hôpital ñu wax leen ne dëgg la da nga amaat yeneen kyste ndax fi ñu teggee kyste boobu am na yeneen kyste yu ndaw yu koy ronu yu newoon ci suuf yu commencé di pousser comme des champignons kon ngeen xam ne li ñuy wax vraiment maîtriser nañ ko parce que dañ koy gëstu bu baax a baax di ci ànd ak ay borom xam-xam yu am solo ci domaine bi tamit macha allah. Donc voilà, c'est pour les kystes, c'est pour les myomes aussi, fibromes, ñi nga xam ne am nañ ko, les trompes bouchées, les règles douloureuses ak irréguliers ñi nga xam ne seen règles yi normalul ba mënuñu sax am fécondation bu baax day baax torop ci ñoom ñi nga xam ne seen règles yi
dafay ñëw di métti di leen def ay métiti biir ñooñu aussi dafa am solo pour ñu di ko jël macha allah. donc mu nekk produit yoo xam ne li ñu ci namm dafa bari torop waaye li ñu gëstu ba gis ko ci dafa bari torop donc képp koo xam ne yaa ngi am problème ci perturbation parce que nag ñàkk am doom li koy gën a favoriser rek perturbation règle yi dinay doon loolu su fekkente ni ne sa cycle normalul dafay jafe torop pour nga mën a sax attraper ëmb loolu moo tax d'abord moom dafay dem ci d'abord équilibrer la sa système menstruel parce que ñu ci gën a bëri tey dañuy gis weer bii jéggi ko weer ba ca des bëgg koo gis 15 jours après toogaat 2 mois doo ko gis loolu day jafe torop pour jigéen buy dundee noonu di am doom day jafe torop donc loolu moo tax boo jouer ci loolu da ngay ñëkk a dem ci côté bi nga xam ne da nga koy secouer ba nga xam ne tey pratiquement kenn dootul gis lu mel noonu c'est-à-dire irrégularité bi ci boppam daf fiy jóge nga doog a nag jàll ci yeneen étapes yi mun nag raxasal la sa biir ba mu set wecc lépp loo xam ne gàllankoor la di jàngoro lu la mën a jural musiba boobu di la tàqale ak mën a am njaboot ak mën a am wéru biir ndax problème mu jigéen ñi ci seen biir yi dafa bari torop sax ñu sonn ci it lool di ko fajoo nu ne ñenn ñi liñ ciy yàq ci xaalis ak fu ne lañ ciy dem ak yooyu te lu tax ñu am ci résultat buñ bëgg donc ñu ngi leen di inciter à ce que jéeg bu ne même bu la dara jotul da nga war a di naan yii di infuser di naan di raxas sa biir ndax jigéen ak ni ko yàlla bindee ci sëy bi ngay xam ne yaa ngi koy sekk ak sa borom kër ci règle yi nga xam ne yaa ngi war di ko génnee régulièrement par mois ci yeneen ak yeneen perte blanche yiy ñëw avant les règles ci ak ci yeneen ak yeneen ak léegi-léegi yi ci faral di dugg infection yeeg yu kenn xamul donc kër jéeg gi dafa jóg pour taxawal leen ci lépp luy problème jëm ci loolu te ñu ngi sant yàlla on touche du bois on a tellement de retours positifs par rapport à ça duñu def nag lu dul yaatal ko te gën ko ñeme parce que produit yi ñu leen defal infusion ci biir jënduñu ko lu ñu liggéeyal suñu bopp la mu ànd nag ak dox ci xam teneur bi ñu war a utiliser capacité yi voilà mesurette yi nga xam ne moom lañ ko war a doser ba mu leer ñu ne lii di nga ci am résultat bi nga ci soxla yemuñu ci bi ñu jëlee toutes les plantes naturelles yi nga xam ne moom lañ bëgg a def infusion liggéey ko boole ko ak suñuy secret bopp def ci dañ ko nettoyer ba mu set pour éviter mu am lenn lu muy indiwaat ci doomu aadama parce que tey li ñuy wax biir moom loo ci dugal mënatoo ko génnee loo ci dugal rek mënatoo ko génnee moo tax hygiène boobu ñu nit dañ ciy bàyyee xel nu ne te ku yàgg di déglu samay wax hygiène boobu da nga ko faral di dégg ci lépp lu may wax parce que dafa am solo ci nit hygiène boobu moo lay gunge ci lu bari nit bu wérul du set te ko wérul mënul bokk ci dara donc il faut ñu favoriser set gi ci lu baree débris yooyu ma leen di wax ne mun nañ ko utiliser pour bain vaginal daf ci baax ndax infection yi localement daf koy faj infection yooyu produit boo jëlee infusion bi nga nuggal ko def ko ci sa purgeoir def ko bain chaud wala bassine yi nga xam ne dañ koy teg ci chaise anglaise yi pour am ci bain chaud yooyu yëpp existé na fii ak mboolem produit buñ koy booleel voilà di ci profité waale rek di dem ak ci produit bi nga xam ne moom c'est carrément conçu pour les infections jigéen ñi nga xam ne dañuy sentir ne seen kanam yi dafay xasan et pour plusieurs raisons ñu bari tàngaay la leen di sonal ñenn ñi psychose la ci ñoom allergie bu ñu demee ci toilette jàmbur sax suñu jógee commencé xasanu day def ay irritation voilà ñenn ñi xëj na tàngaay bi ak ñàkk di watu yi comme ni ma koy waxee ak ñàkk di changer régulièrement seen linge intime dina leen koy yóbbee ñenn ñi seen partenaire sexuel dina leen koy transmettre tamit ci ñi nga xam ne dañu nekk ci ay famille yu polygame di wujji ak yooyu parce que il faut ñuy wax bi ni mu demee bari na ci jigéen ñuy souffrir ñoo xam ne dañu yenu rek di leen indil moo tax ñu bëgg nag jigéen ñi farlu ba nga xam ne même ñi ko amul dama koy wax jigéen ñi ñëpp ñu di ko ut di ko teg même ñi ko amul parce que dafay lutter déjà contre les infections ku koy faral di jël ci niñ la koy santee doo mës a sentir dara lu lay déranger ci côté boobu doo am infection te ku ne xam ne infection lu mu àndul sax ak ëmb infection day topp jigéen ba koy rendre infertile
ba di ko dem ba di ko stérile loo voilà le mot dafay dem ba dafay stériliser jigéen bi ci ñi nga xam ne noonu la waroon a taxawee ci dundam te xam ngeen loolu dara gënu ko metti di dund di sëy war a am njaboot topp ay problème mu jàngoro yoo fajul yoo xam ne sax xëy na yëgoo bañ la koy indil ba mu lay indil ay problème mu naka laa koy mën a xëyee stérilité yoo xam ne dootoo gis njaboot ci sa dund mu doon lu metti donc parenthèse la woon il fallait ma dem ci di leen wax ne moom it existé na fi te produit bu ñu ñeme la bu ñu wóolu la bu ñu ñemee jox ku ne la ndax dañ ci def ay expérience yu bari te it dañ ci am ay 1000 retours wax dëgg yàlla macha allah on touche du bois tey kuñ ko jox boo ko jëlee balaa nga moo am une semaine ak lu sa infection métti ak loo wër dans les hôpitaux faju loo ci ñàkk am solution jël ci lu ne pour def ay ovule yu kenn xamul dafay dellusiwaat ñoom ñooñu ñu dellusiwaat ñëw naan la li ma gis ci produit bi gisuma ko ci benn produit bi comme si c'est magique parce que dama ko jël amul sax 5 jours li may sentir musuma koo yëg mu doon lu am solo ñu leen di wax ñëpp nañ ko gànnaayoo ñi ko am ak ñi ko amul parce que ni muy fajee noonu lay prévoir ku koy faral di utiliser infection doo ko gis benn yoon macha allah. donc loolu nekk benn point boo xam ne bu am importance la boo xam ne mënuma ci woon ñàkk a ñëw parce que infusion yi dañ koy faral di joxe dañ koy joxe nu ne bii moom lañ tuddee infusion 5 feuilles dañ ko rek gën a moderniser def ko ci emballage yu gën a rafet def ci suñu étiquette. ma di leen xamal ne bu leen tase kenn bam la leen lii la parce que kenn xamul lan la li ñu ci def ñun kenn mënu leen a wax ne lii la. y a eu tellement de composants moom it yoo xam ne day jouer lu bari surtout ci luy fertiliser jigéen raxas biiram setal ko dindi xeeti suufam daf ci am solo bii jigéen ñi mën nañ ko di baxal non seulement liñ koy naan mais mën nañ ko di utiliser pour des bains daf ci am solo bain yi tamit comme ni may waxee bain de siège bi day jàll ak moom parce que peignoir siège yi mi ngi fi voilà purgeoir yi day jàll ak moom Amina Thierno jàppale leen ma jox ma li ma leen di laaj gaaw leen voilà xool ma leen ñu jox ma li ma leen di laaj waaw mënul ñàkk c'est la famille waxtaan bi ci lay bokk parce que yooyu it faaw ma di leen ko won di leen ko fàttali ndax paan yooyu bassine de bain intime lañ ko tuddee moom ngay teg ci sa chaise anglaise bassine bi ak benn purgeoir moom ngay indi teg ci sa chaise anglaise soo baxalee yi nga naan ci ba pare li nga ci utiliser pour nga naan débris bi maanaam déchets yi li nga ciy xont mun nga ko toggaat bu la neexee nga def ci sel de bain bi voilà sel de bain intime bi nga xam ne pratiquement moom it bari na ay secret yu ci nekk dinañ leen ko won ngeen mën ko utiliser pour bain intime soit ngeen utiliser purgeoir bi wala ngeen utiliser bain de siège bi mais même ngeen utiliser bain de siège bi exclurul ngeen utiliser purgeoir bi en même temps donc loolu yi dafa am solo trop ñu koy fàttali jigéen ñi bu baax a baax ndax damay wax ne jigéen dafa war a am matériel yi boppam intime ci biir néegam bu dee am na salle de bain ma ne ci biir salle de bain parce que am na yoo xam ne dañ ci war di sàcc suñu bopp di ci defaru ndax loolu mooy tax du ñu yàqu ndax jigéen yu bari tey bu ñu amee yenn âge yi dañuy faral di dégg lu bari ci seen borom kër yi da nga yaatu da nga mel nii da nga mel ne mu leen di déranger ci lu baree bari te mënoon naa ñàkk tamit xëj na ñoom waruñu yegg ak ñun ci di ñu offensé ci nii wax loolu waaye ñu ni tey waroon nañu am taxawaay boo xam ne góor du gestu mu ko di ñu yeb te loolu bi ci âge ci fulla rek la ak organiser sa vie loolu daf ci am solo macha allah mën ngeen ma indi li ma leen di laaj donc loolu la macha allah. bii booy xool moo gën a fort bii ci lépp nag te it booy xool li sachet bi di rëy moom moo ko gën a sakkan ndax li tax mooy sachet yooyu ma yëkkati naan par une semaine la boo xoolee tey produit yi ñu boole ba def ko poudre ba def ko fii nii xam naa ne mën na mat bi 3 ba 4 pour ñenn ñi faral di laaj kii bi parce que ci poids bi rek ci nga koy xamee voilà bii dafa dis trop par rapport ak bii ni mu léger wee donc j'ai utilisé beaucoup de produits ci bii pour ma mun ko am infusion comme ni ma leen ko présenté ci forme bi macha allah yaakaar naa ne leerati na voilà maa ngi doon xool ben doo ma joxaale purgeoir bi mu gaaw purgeoir du bii beneen bi nga xam ne indi jox ma ak beneen bi purgeoir bi voilà comme ni ma koy waxee rek
basin baa ngi noonu moom la ñuy faral di sotti bu tàng bi soo ci sottee ndox bu tàng ba pare du ndox bu tàng mais infusion bi en quelque sorte. La répétition est pédagogique hein parce que yii yëpp defoon naa ci vidéo mais tellement ñi ci nit ñi intéressé woo ak niñ la ciy poser ay questions c'est pour cela à chaque fois da nga ciy bëgg a dellusiwaat wax dëgg yàlla dafa am solo voilà dafa am solo boo defee montage bi ba pare lii ngay am su ko defee boo ci defee ndox fii rek ngay bës pratiquement ndox mi nekk ci biir paan bi di tëb ci bouchon bu ndaw bi pour di dal ki nga xam ne moo def bain de siège bi chaleur bi tamit bii nekk fii di génn di dem ci moom chaise anglaise rek suñu chaise yi nekk ci suñu biir salle de bain yi moom lañ koy foofu lañ koy placer su ko defee ñu toog ci comme si dañu toog ci chaise bi fekk ci bassin bi la ñu toog daal di nag di recevoir chaleur bi carrément di ko def nii aussi ndox bi di jóg muy purgé wu di dal ci suñu kaw voilà su dul loolu aussi nga jël purgeoir bi nga xam ne moom it macha allah ñu bari dañ koy jëndi tamit di ma laaj nuñ koy ubbee ma wan leen nuñ koy ubbee en direct fii ngeen xool fii ngay dindi lu noir li ak lu mauve li moom ngay séparer infusion bi bu dee tee bi la boo ci génnee li nga soxla pour naan leneen li ci des mën nga ko baxalaat def ko ndox mu nugg essayer ko nag def ko nii ci sa yaram ba nga xam ne sa muqueuse yi dina ko ñemee mu nugg rek bañ a tàng trop di la lakk di indi yeneen complication ñu bañ a fàtte tamit suñuy loxo ñu koy raxas à chaque fois ba mu set wecc donc fii la ñuy sotti produit bi ba mu fees voilà boo ko ci sotti it boo mënul sotti torop ndax bën bi dafa tuuti da ngay bës bombe bi ba mu tuuti nii nga teg ko ci ndox bi nga bàyyi mu aspirer ko nga yëkkati dina fekk mu remplir assez nga daal di koy tëjaat voilà placer lii ci biir vagin bi dugal ko ci sa kanam di bës ngay bës ndox mi di duggee ca biir di kii nga bës ko nag lu sori ci biir ndax lavage bi mën a atteindre lu bari ci biir nga raxas ba mu set muqueuse yi ak yooyu voilà mais à la veille boo waree def bain bi mën nga utiliser bii comme ovule nga jël ci baume de naka laa koy mën a waxee baume crème bi nga xam ne moom la ñu utiliser comme ovule pour les infections nga def ci benn ovule def ko au frigo def ci benn boule rek voilà dank ci kii def ko fu muy congelé booy def ovule bi moom ngay utiliser boo bëggee xëy def sa bain te nekkoo ak sa borom kër supposons mun nga placer insertion bi mun nga ko def sa kanam la nuit mu fondre liggéeyam foofu te li ma ci neex mooy dafay shringloo muqueuse yi c'est-à-dire boo amee habitude di ko jël daf lay tëj daf lay delloo ndaw du la tëj bu exagéré mais dootoo sentir li nga yaatu woon ak yooyu day rajeunir loo sa muqueuse yi shringloo ko donc loolu yi dafa am solo boo ko jëlee si guddi gi mu fondre fa def liggéeyam boo xëyee suba teel boo defee sa bain de siège bi ba pare nga jël bi nga def ci eau tiède bi moom tamit ci infusion bi nga raxasee ko sa kanam tout au long du vagin su ko defee da lay daal di leer ne ci biir lépp set na wecc lu am solo la xeetu jàngoro bu mu fa fekk tamit ci yenn bagage yi ñu leen ci doon liimal yëpp daf koy seeyal ba mu jeex tàkk ci sa yaram donc lu am solo la macha allah yaakaar naa ne c'est très clair parce que damay bëgg toujours ni ma koy waxee bu ma ko commencé rek mu jeex tàkk leer naa ñi ci seeni nopp tamit ba nga xam ne du am benn jaxasoo di ngeen comprendre objectif bi ma ci bëgg a atteindre su ko defee dama leen di wax à vos commandes rek macha allah parce que lii du jeeg bi dafa am infection wala amu ko mais dama ne bagage yu jeeg bu ne la tey ci biir këram ki amul salle de bain sax war na koo am ci rondalam même suy dem ci toilette familiale bi pour utiliser ko mu yóbbu ay bagage am bu paree delloo si néegam raxas ba mu set mu delloo ci rondalam dafa am solo parce que kenn amul prétexte ne mënuma cee am ndax c'est à la bourse de tout le monde te comme li muy def ci suñu yaram yi ñun xam nañu fexe ñëpp di ci am ndax waxuma dara mais yenn jàngoro yi sax wàññeeku ci ñun ñuy set di xeeñ neex macha allah ndax jigéen dafa bari ruq te ku sàgganee sa bopp rek di nga ci gis loo bëggul donc macha allah yaakaar naa ne leer na naa ñu foofu laa leen di tàggoo di leen jox rendez-vous dans un futur très proche macha allah di leen ne rek voilà topp leen ñu parce que pareeguñu ak yéen macha allah merci.